mais gisuñu ko parce que tey malgré c'est vrai dal na la nekk nga leader d'opinion mais yor nga parti politique est-ce que amuloo woon beneen taxawaayu sensibilisation nag askan wi gën a gindiku ci feebar boobu. Pape Ngagne da ngeen nalaw Mbadou yow nekkoon Sénégal ne da nga tukki woon ci Covid bi da nga fi exilé woon comme suñu mbokk bi Adama Gaye da nga demoon Égypte damay laaj non attends Pape kan moo génn service des maladies infectieuses ñëw grand jury de Babacar Fall moo am la primauté la primeur de l'information am na wala amul grand jury révélation de taille mais El Hadj Diouf du màggali avant màggal gi El Hadj Diouf nekkee jàpp na corona bi jàppoon na ko kenn yëg ko woon ma bàyyi ba grand jury nga xam ne dafa nekk dafa am audience internationale ci laa ko dóoree boo demee nëbbuwuma ne leen nag garaaw na garaaw boo xam ni na nit ñi moytu am na parce que boobu ñu naan am naag amul Babacar Fall ne ma yow est-ce que di nga màggale moo ma posé question bi de ma ne ko du ma màggale xalaatuma ko sensibilisation mën na gën a rëy boobu en tant que murit du ma tardé màggal sëñ Touba laa gëm. non sensibilisation proximité moo tax may wax maa ngi ziare di jaale waa Daaru Salaam di jaale sama sëriñ Sidi Mbàkke mu sëriñ Ahmedou mu sëriñ Modou Mamoun mu sëriñ Gaawaan borom dërëm ak ngërëm kon man Daaru Salaam yàlla na yéex moo def dañu may denc kon tey ji suñu xalif moo fi jógee moo nelaw tey di ko jàll waa Daaru Salaam yépp kon moo demee ba ne man du ma màggali oo sama sëriñ wax ceeg moom wax ko li ma dal bëgg a conscientiser Sénégalais yi leeral leen lan mooy corona ni mu garaawee yéen télé yi yéen ñi ko nekk ay complices yéen yéen a sensibiliser wul tous fii la Youssou Ndour yi daan corona rek félicitations Youssou Ndour waaye sa télé deful lu mel noonu dafa dem fàngal ca màggal ga daa di tànt 2S def noonu Sen TV Walfadjri rivalité des télévisions ngeen gën a favoriser pour ñu nañ ñëw ndax ñu am audience publicité bi jàll c'est pas ça man ma taxaw man ñu dem a saaga murid yu bëri mere ma te man gënuñu maa nekk murid ah billahi murid laa gëm sëñ Tuubaa laa gëm dégg nga li ma la wax. mais dafa tax ñi màggali corona. yàlla rek xam non amul yàlla rek a xam. mais li ma wóor yaa ngi fi li ma wóor non dama ni mais bul ni yàlla rek ndax dafa tax ñi màggali dañu corona. xaw ma ci dara doo non waa déglu ma mais xam nga ci dara kay. sensibilisation bi ma ni defuma ko. non laa ne man de ku ma toppoon ci samay directives yi ma joxe woon samay recommandation mooy fépp fu am rassemblement man de El Hadj Diouf ba fa dem ku sa xel dal nag demal am naa ci droit du gàmmu ji wu ma Kaolack laa dëkk màggali wu Tuubaa murid laa mais boo seetee fan yi nii dëkk yooyu yëpp ngi takkarnaase ak corona dëkk boo ci dem ay 26 ay 25 ay 15 gi dëkk taay yi. mais fan la ñu couvre-feu du Dakar la ak Thiès. dafa am màggal wala dafa am gàmmu ñu couvre-feu Sénégal yëpp. non mais loolu laay wax ni. def confinement Sénégal yëpp. est-ce que dañu màggale Dakar est-ce que dañoo màggale Dakar alors que Covid bi mi ngi fi. déggoo li ma est-ce que dañu fi màggale wala dañu fi gàmmu. déggoo ma de. waaw Pape Ngagne du Touba ak Kaolack ñoo joxe corona bi Dakar gi la nekkoon ñiy dem Touba di màggali Dakar ñoo ci gën a bëri la ay nit Dakar mooy gën a wàllu population Sénégal kon ñoom mën nañu ko yóbbu Touba en pagaille yóbbu ko Diourbel yóbbu ko Thiès yóbbu ko Kaolack keneen jógee Kaolack yóbbu ko Tambacounda keneen jógee Kaolack yóbbu ko Saint-Louis keneen jógee Touba yóbbu ko Tivaouane buñ tëjoon frontière comme ni ñu defoon au départ benn oto du dem benn oto du dikk ku nekk toog fa nga dëkk dañaa bind ci télé yi. éviter les déplacements restez chez vous waaw bu ñëpp toogul seen kër Pape Ngagne kon affaire bi am nii bu ñëpp tiit nit ñi di dee fukk ak ñett fukk ak juróom par bis ay ñaar téeméer par bis ñetti téeméer par bis di am corona ay fukk di dee par bis te bu njëkk benn bu dee yow ñaari fan ñetti fan semaine kenn deeat Pape Diouf bi mu dee toog nañ ay fan kenn dee après keneen toog keneen dee kenn toog 2 dee ñu toog lu yàgg kenn deewul léegi par fukk la ñuy dajale ci ñi feeñ laa wax ndax ñu bëri dañu naan jox grippe sax ba ñu dee gisul leen. mais maître yow xamoon nga fan nga ko jëlee woon corona bi. man de jaaxle naa xëy na TFM laa ko jëlee parce que TFM laa fa si yow génn ma woon ñu invité ma 23 juin pour ñu fêter 23 juin man ak Mame Niang ñu jàlloo ak Ablaye Cissé. mais ñi ngay wax ni ñëpp kenn. corona bi mu ngi woon TFM ba temps yooyu. maître ñi nga wax fi ñëpp xam nga kenn. d'ailleurs ba ma demee sama chambre dañu ma ne fii la Kouthia tëddoon muy cabine 4 ñu ne ma sa xarit bi day tooñ fii de moo doon néegam cabine 4 ma ne xam nga maa Kouthia ko lu ñu lee bëri na
te bi may ñëw yëg naa ne corona bi am na ñu ko fi am mais terewul ñëw naa rek ndax le 23 juin mënu mën a bañ a ñëw ndax bis la ci bis yi bis boobu moom sa bis la mënoo absenté ma seet foo dem dama tëjoon sama bureau ay ñetti weer taxaw ba fa mars avril mai juin taxaw ba sama bureau du ma génn sama kër sama chauffeur ma ne ko demal tëdd sa kër sama doom moom mu yóbbu kër gu ma ayee sama doom moom may dawalal benn mennum TFM rek laa fi seeti kon ba ma corona amee mën naa am du ma leen ko jiiñ nag dama daal ba ma seede seet xëy na TFM waaye du ma leen ko jiiñ. après ñan nga ko wàll yow. sama ñaari jabar. ah bon. sama ñaari jabar lépp ñu ma yóbboo ci professeur Seydi maa ngi koy nuyu di ko féliciter l'équipe la grande équipe du grand professeur Moussa Seydi xam nga créé na le centre là des maladies infectieuses bu bees tàq ay milliards ci initiative boppam président jàppale ko di ci gërëm président Macky Sall foofu tamit. Moussa Seydi professeur Kadia docteur Kadia Diallo Mbaye docteur Mamari Faye docteur Latri Faye les infirmières ay Mame Diarra ñoom madame Lo madame Bari ñoom Ahmed Ndoye infirmier ak ñeneen ñëpp dama leen mujjoon miin def naa fa 9 jours bi ma génnee wax yi ne day buut buzz corona amul ci dëkk bi dañuy wax lu leen neex dañ ko fay pour wane am na corona mais nit ñi est-ce que ay nit lañu mais man ni kon damay féliciter l'équipe du professeur Moussa Seydi un homme brillant compétent dama ñëw mu mettre ma à l'aise yóbbu sama cabine Kouthia cabine 4 fa laa nekkoon ñu dama faj dugg naa fa ba génn amul benn douleur. sa ay soxna sa ay jabar aussi. su ma jabar bi ma génnee vendredi dañ ma contrôlé mercredi négatif docteur Kadia Diallo ni ma bu la neexee nga ñibbi de vendredi da ngay ñëwaat ñu defee beneen test. bu la neexee boo deful dara nga toog ba vendredi ma ne ko ah docteur fu ma jëm ma ne kay naa wér rek mu ne ma toogal ma toog ba vendredi docteur Kadia ni ma ah félicitation test encore négatif ma ñibbi vendredi sama jabar dem lundi ñu ber ma Almadi sama kër bi Almadi su ma jabar nekk Maris dem defi test ñu ne yéen test négatif docteur Kadia Diallo envoyé un message de ma félicitation pour vos épouses aussi les tests sont revenus négatifs. ci jour bi ma yóbboo la ñu taxaw leen bala ngeen dem yéen ñu taxaw ñu seet leen ci ëllëg si ñu ne vous êtes vous avez été contrôlé léegi yéen ñëpp am ngeen affaire bi jël ngeen affaire bi bu ngeen demee seen kër ngeen tëju seen néeg bu leen génn bu leen jaxasoo fa kër gi. d'accord jël leen garab sàggam professeur Moussa Seydi boo leen bindal garab yooyu ñu jël ko seen kër ba wér bi ma wéree bi ma génnee wér ñoom ñu génn wér. waaye kon man koo ne man sensibiliser wu ma te saaga bu ne dégg naa ko fi ma ne attention affaire bi du jaaxaan ne en tout cas man màggale wu ma de mu nit laa bëgg màggal bëgg sëñ Touba bëgg sëñ Saliou lool sëñ Moustapha Lakram di suma xarit sëñ Abdou Karim Mbacké di suma xarit sëñ Cheikh Say sëñ Fallou mu sëñ Sohaibou di sama xarit sëñ Abdou Samad sëñ ñoom ñëpp waa Touba yëpp samay xarit lañ. d'accord Cheikh Anta mu sëñ Modou Rokhaya sama sëriñ Sidi wax naa ne ko fi léegi. man ñoom kenn gënu ma cee nekk murit. d'accord naa fekk yi taxaw naa ma. mais murit non du naa fekk murit ndigal rek lañ ci xam. ku dégg ku joxe ndigal pour màggal. ndigal ki woote màggal moo joxe ndigal. non xam nga bu ñu non xam nga da nga ni murit nga ma ne la murit ndigal lañ ci xam. mais ndigal mooy màggal na. d'accord kon c'est bon. yow sëriñ bi lu ma wax ne ci màggal bis boobu nañ ko sàllal su borom fu fekk waay na nga rey di ko dalee ci ginaar ba ci gëléem. daa di berne. yow boo toogee sa dëkk sa kër comme ni ma def rey ay xar rey ay ginaar jox waa koñ bi ñu lekk amoo màggal sëriñ bi de moom loolu la dégle woon sëñ Touba kon maa ngi ci man même boo demul Touba nag dafa gënoon a rëy ndax dañuy boole la collectivité mu gën a am doole lu am solo la sëñ Fallou ci la commencé déglu ma rek donc sëñ Fallou bu baax mi Fallou Galas bi mu koy waxee it loolu day sax Touba gën a am doole ñëpp dafa dajowee mais màggal gi bi muy démarré du woon pour daje ci Touba kon boo nee ndigal lu njëkk la du woon ñëw leen yéen ñëpp Touba. d'accord d'accord la man foofu. d'accord on nga d'avance. ok maître tooñ nga nag TFM wax dëgg yàlla boo fi bëggee jëlee sa corona boobu. dama di mën na am. non mais mën na am loolu mën ta parce que non man ma fen nag billahi yéen laa ko yaakaar mais yaa ngi ñëw ci plateau boo xam ne amul kenn ci ñoom ku ko am. yow nga dem nga feebar nga ñëw nga ni ñoom nit mën na fi ñëw. waaw benn invité lu ko jox Kouthia ak benn oustaz bu fi nekk lu ko jox est-ce que ñoo jox seen bopp
xëy na benn invité ñu indaale ko fi affaire bi day circulé ci air bi. loolu wax nga dëgg loolu lu mën a nekk la. lu mën a nekk la du yéen di fi liggéey. d'accord da ngeen am ay invité yu ñëw. loolu ñu wax ji génne bi luy génn. parce que président de la République sax quarantaine nañ ko fi. bu ko dégg Mbaye Ndiaye am na ko fi ñu ne président nangam. voilà Aliou Sall rek président am na ko. voilà kon yéen aussi am ko du gàcce ci yéen. dëgg la xam maître. n'est-ce pas que Macron am na ko temps yi. voilà Trump amoon na ko. ok du bu ñuy complexé am maladie bi. du maladie gàccee. nañ ko nangu ni dafa am. di ko faj ni ma ko nangoo. ok mais ci gestion bi apprécié nga ci taxawaayu président Sall peut-être. non gestion. non. ah bon. dafa def départ gaynde arrivé muus dafa ni bërëb mu ne mooy général bi on est en guerre contre le virus ba da ko d'accord dañu war a génne basukaay yi chars de combat yi missiles yi dóor mu ne ko d'accord 1000 milliards mu ne ko d'accord tëj frontières yi mu ne ko d'accord contrôler oto yi ci biir Dakar nit ñi sorante mu ne ko d'accord mu yeewu bàyyi lépp affaire bi tamaamaalo mu ne léegi dañoo war a dundandoo ki ñu war a geeral de déglu le chef de guerre bi mu ne léegi il faut apprendre à vivre avec le virus yow nga ne kii suñ noonu la kii dañ ko war a geer yow ni kii suñ xarit la dañoo ànd ak moom dañu lànk ak moom di ko raay di ko fóon di ko lëng vivre avec le virus apprenons à vivre avec yow koy geer da nga vivre ak moom yow sa noonu da nga dëkk ak moom mais boobu aussi argumenté na ko duñ ko bàyyee suñu koom bàyyee ko suñu bakkan aussi mais attends waaw dafa ndànk nga buñ dëggaloon pour ça tuuti rek affaire bi demoon na bay jeex rek ñu daal di daagu rek ubbi mais nga bu ñu gënoon a tëj am na benn moment dem nañ fii Yoff mais tëj la France defoon tëj nañ benn mosquée Yoff xale yi xeex bi ñu bëgg a jàpp imam bi ak caaro yi am na wala amul ci mosquée yi tëj mosquée yi amoon na fermeté bi état bi àndoon di tëj mosquée yi ay rassemblement yi ay gàmmook ay màggal ak yooyu di kenn du fi def dara yeewu bàyyi ndiku lépp di am kon état bi loolu dal tey Sénégal Macky Sall ak état bi ndax ñoo yox yi au départ dañu dëgërul këcc arrivé départ gars yi ne dëgër këcc maa nag ñoom arrivé mbuus mujj gi yoxi nooyal affaire bi ne da ngeen maa xeeb man corona xamu leen ma de man corona saasaay daa leen rey ba ngeen jeex bu ngeen moytu yàlla ci yàlla bësal ñu ne dañuy dëkk ak moom saasaay ngay dëkk ak saasaay sa noonu nga ne da ngay dëkk ak moom da ngay apprendre à vivre avec saasaay ba nga ne onsi bilaay mi ne corona rajim nga ne corona ñëwal salaam d'accord loolu erreur monumentale la. merci maître jërëjëf ma gërëm la bu baax mais élément bi nga doon wax aussi ci Ismaïla Madior Fall bu fekkee mën nga ko teg pour nga xam ni man dérangé wuñu loolu mën nga ko jeexale loolu c'est important ma remercier la bu baax ci émission bi Faram Facce ak TFM ñu amoon mbégte recevoir maître El Hadj Diouf nekk avocat à la cour nekk itam njiitu parti PTP muy parti travailleur ak peuple ñu amoon mbégte ci recevoir la tey maître Diouf. maa gën a am mbégte de parce que yow sa émission dama ci sawar dañuy dem ba jeex. xam nga sa dédicace sa livre bi sax loolu taxoon mu am solo. dëgg la merci ndax ku xam ni ngay wax nga. alors 31 décembre il a réaffirmé nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. La constitution est claire donc il n'y a pas de débat en la matière. mandat bi yóbbu ko juróom-ñaar indi ko juróomi at te kenn dootu ko laal mi ngi ci biir donc amul 3e mandat amul dara ndaxte te wàññi ba ñuy wàññi pour xam ndax ñaari mandat yi am na bii muy def nii ci la bokk donc loolu dama bëgg Sénégalais yi dégg ko bu baax amul risque 3e mandat wàññi bi bii bokk na ci ñaareel ba muy diir mooy ne ci Seydou Gueye la. waaw defe naa moo ci topp après dafa dañuy tegalante ci quoi est-ce que du moo ci topp déggal mais nga baal ma ko nag xam nga am naa ci yéene wax dëgg yàlla. wala am nga ci yéene mais mu ko wonde waaw mais nga baal ma rek s'il vous plaît. bi dañu ne mandat bi juróomi at la. maître benn lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat. ki président Macky Sall la leneen lu koy tëj. waaw am na de toute façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci loolu dama bëgg wax jooju ñu teg ko fële te ñu jublu ci liggéey wa
voilà dañoo bëri éléments yi bëri. waaw d'accord kon xam naa ne mënul feeñ. voilà jërëjëf maître. mais dama bëggoon rek gërëm la. merci ndax may nga ma quand même ma teg éléments yoo xam élément sonore. ndax lu ne fàng pam ngañ kenn du ko jeex. Olof Njaay ko wax ndax coow li dafa bëri pap ci coow li mën na ñàkk borom coow li nee na man aw ma droit ci 3e mandat yaa ko dégg de. wala dégg nga ko. bien sûr. moo ne man maa proposé sama constitution. tout à fait. waaye man kay bu ma fa ñoom fa laa tee gas yi du ma ko wax. tout à fait. waaw pourquoi ay biiru ñi nga ay ñeneen naan am nga droit ay Mbaye Ndiaye naan am na droit ci beneen mandat. et puis pourquoi Macky Sall comme ni nga ko waxee fii ñooñu dàqu leen ba léegi ñuy wax am na droit ci 3e mandat te ku ne amoo droit 3e mandat mu dàq la loolu si tey na xel yi pourquoi comme ni nga waxee léegi ñu naan nañ nekk conseil constitutionnel pour mu àtte loo xam dafa leer naññ du dëgg lu ne faa nga kenn du ko jeex. kon boog ñun ñu bëgg Sénégal. te Macky Sall ko bëgg Sénégal gëw ma ne dina jéemul 3e mandat. te na élection yi na dafa à date échue déjà local yi tardé na président dimbali ñu fichier électoral bi dara nekku ci moo la fal kenn weddiwu ko boo tax Idrissa Seck nekk 2e moo tax Ousmane Sonko nekk 3e te 3e boobu ñu ngi koy damoo 2e boobu ñu ngi koy damoo chef de l'opposition kon ñëpp nangu dañ la ko lu ñu dee refonte fichier électoral nañ jëm ci élection yi bu ñu nax jërëjëf élection ku mën sa morom duma. voilà Sénégal jëm kanam. merci beaucoup jërëjëf mbokk yi doon ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias ñu ngi leen di gërëm bu baax suñu gan nekkoon maître El Hadji Diouf ci seen émission Faram Facce ñu leen di jox rendez-vous incha allah ci beneen émission bu ci àllande jërë ngeen jëf.